WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. Do you use Viagra or Cialis? Have you been thinking about trying Viagra or Cialis? What if we could promise you the same results for less than $3 a pill? If you're paying $20 a pill for Viagra, you're getting taken to the cleaners. Our pill delivers the exact same results for less than $3. We'll do the math for you. You save more than $16 a pill for the same results. Want more? We'll give you 40 blue pills or 40 yellow pills for $99 and add 4 more pills free. You save more than $500. You don't have to be a rocket scientist to know what to do next. You need to call 800-610-3497 and get your 44 pills for $99. Stop overpaying for Viagra. Call us and start saving a ton of money for the exact same results. Ordering is fast and easy with your pills delivered to your door in an unmarked package. Call us right now. 800-610-3497. 800-610-3497. That's 800-610-3497. Tired of paying outrageous prices for Viagra? Well, we have great news for you. Now you can finally get Viagra at huge discounts. Healthy Man allows you to save up to $500 on Viagra. Why pay U.S. pharmacy prices of $15 per pill or more when you can get Viagra for less than $3 a pill? Call today and get 40 Viagra pills for only $99. This can cost as much as $600 at your local pharmacy. You can't afford not to call us. If you want Viagra at the lowest prices, never pay $15 a pill pharmacy prices again. Get Viagra for less than $3 a pill. Call 800-400-1017 today and save up to $500 and get 40 pills for just $99. Healthy Man is fast, easy, and affordable. Operators are waiting at 400-1017 to take your call now. Call 800-400-1017. That's 800-400-1017. Again, 800-400-1017. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. tàmbaleeti nag sant suñ borom subhanahu wa taala ki nga xam ni moom moo jara sant moom mi ñu may kàttan ak man ba nu dellu si waat fii tey ci dibéer ji ci rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkentale la voix de l'émergence fii ci studio de l'émergence tey ci dibéer ji fas yéene saafonteeg yéen ba fukki waxtu jot. di nuyu nag auditeurs yëpp di nuyu sénégalais yëpp di nuyu africains yëpp fas yéene nag wax dëgg yàlla amal nañ leen ngërëm goo xam ne nii am nañ leen cant goo xam ne nii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax rajo bi yëkkati ngeen ko foo xam ne nii wax dëgg yàlla day kawe na sur njort kon nag lii moo tax saa bu ma nee rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la rajo majeure c'est vous yéen la rek xam leen ni seenub rajo la. du lu bette nag parce que un professionnel est entré dans la danse parce que maa ngi waxanteeg téléphone rek biig muy Serigne Babacar Ba ci boppam mu ni ma waa Japon yi ñi ngi déglu rajo bi waa Espagne yi aussi idem ñi ngi déglu rajo bi wax dëgg yàlla loolu nag c'est un vibrant motif de satisfaction parce que bépp liggéey bépp loo xam ne li yaa ngi koy def rek te nga boole ci fulla ak fayda te nag ak dëgg laal ko wax dëgg yàlla nit ñi danañ ko rafetlu kon nag fi may tàmbalee rek bay ci sa wewu tànk maa ngi commencé di nuyu sama mbokk yi ñi nga xam ni man a ñoom ñoo bokk langue politique bi ci boppam muy ñi nga xam ni mooy waa APR ñu koy wax APR parti bi nga xam ne wax dëgg yàlla bi ñu jot réew mi suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko jox jaarale ko nag ci benn coalition bu mag bu ñuy wax Benno Bokk Yaakaar ci boppam kon nag wax dëgg yàlla lii duñu man wax dëgg yàlla lu dul sante ko suñu borom subhanahu wa taala te nag wax dëgg yàlla nag ñu jàpp ni moomuñu dañ ñoo dénk ndax ñi fi jaaroon aussi bari nag kee nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom la fa teg moom itam wax dëgg yàlla na xam ni góorgóorlu aussi parce que sénégalais yi day wax dëgg yàlla kenn sexalu leen suukar su fekkente ni liggéey bi rafet na rek ni mu ko bëggee deuxième mandat bi dana am. di nuyu aussi wax dëgg yàlla l'opposition parce que on ne peut pas parler de démocratie sans ñu parler opposition parce que yéenay xorom si waaye nag lu leen gisee loo xam ne ni lu baax na ngeen ko rafetlu su ngeen gisee aussi loo xam ne ni safaan bi la na ngeen ko wax mais li ma leen di ñaar rek kee fa toog bu leen ko xoolee en tant que président Macky Sall mais da ngeen di xool institution bi nga xam ne moom lay incarner moo tax nag ma ni leen toujours aussi nañuy wodd kàddu yi ci boppam suñuy wax mën nañu opposer de façon républicaine Olof Njaay nag nee na salaan gaaw naa jooy waaye soo ko laalul du jooy te di leen yëgal ni rek article 80 bi moom ma ngi foofu moom ngege naa yoo kon nag képp kuy wax rek xamal li nga xam ne loolu lay wax ba ci man mii rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence ci boppam kon nag émission tey bi rek ni ñuy koy defee moo di dañuy commencer ci alquranul karim muy bataaxel bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom la ñu jox jaarale ko ci suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wa salaam nga xam ne moo ñu gën suñuy ndey gën suñuy baay gënal ñu lépp loo xam ne ni moom lañ am di ñaan nag suñu borom subhanahu wa taala wax dëgg yàlla bés bu ñu demee ba fekki ko rek ci kattanu suñu borom mu teg ñu ci wetam ci kaw ci wetam ci àjjana jekk gën a kawe muy àjjanay firdawsi yàlla mën na ko suñu borom subhanahu wa taala def donc su ma noppee dinaa def éditorial rajo bi comme ni ma koy defee émission tey bi nag espace santé aussi dana ci am ensuite dinaa wax aussi ni nga xam ne rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence noonu la gisee ni nga xam ni le président Sall moom la yore réew mi dinaa ci def benn éditorial su ma noppee aussi dinaa wax ci affaire woote bi nga xam ni mi ngi koy woote maanaam pour ñu def dialogue entre le pouvoir et l'opposition et après aussi dinaa ubbi antenne bi ci kàttanu suñ borom subhanahu wa taala kon nag ni ma ko waxee bataaxel bi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala moom la ñu jox ci moom la ñuy tàmbalee
comme ça suñ ci noppee nag léegi soog a dugg ci kii bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي Fidèles auditeurs, Sadakhallahu Azim. Fidèles auditeurs de Radio Sénégal Émergent, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence, la radio majeure, et vous avez parfaitement raison. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble ce dimanche jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur www.pat930am.com. Et bien sûr, si vous avez envie de nous écouter au téléphone, vous pouvez composer 641 552 87 62. Et ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, c'est vous. Cette radio s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure vient innover, engageant un processus de recomposition
de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, la discipline, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar. Voilà donc auditeurs yi ñu dellu siwaat ci waxukaay bi xanaa bala ñuy dugg dans le vif du sujet di commencer émission bi ñu ñëwati rek def ko ak cant parce que suñ borom subhanahu wa taala defate na li ko neex ñëwati na ci boppam mooy ki nga xam ne il fait ce qu'il veut mooy borom faxaalu li maa yurit mu am nag suñu benn militante boo xam ne mi ngi nekkoon fële Colombos suñu borom subhanahu wa taala def la ko neex ca moom muy soxna Marème Bousso Ndiaye kon nag ñooñu naan borom subhanahu wa taala soxna si yàlla na yeewoo àjjanay firdawsi suñ borom yàlla na ko àtt ci yërmandeem mu yeewoo àjjanay firdawsi njaboot yi nga xam ne bàyyi na ko fi aussi suñ borom subhanahu wa taala yàlla na ci teg loxoom képp koo xam ne nii fekk na la fa aussi yàlla suñ borom subhanahu wa taala yërëm ñooña te ñun ñu aussi ñu waaj parce que ci lu amul benn sikki sàkka danan dem xamuñu kañ la xamuñu suba la xamuñu déwén la kenn xamul yàlla rek a xam wóoru ma sax man mii wax ndax dimanche prochain dombul keneen a fiy toog dana fekk ñu def ma mise en terre ba noppi yàlla rek a xam nañu koy waajal fu ñu toll kon nag li nekk ci waaj bi moo di ñu seet li nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala bëgg na ko ñu fekk si ko ca loola li nga xam ne aussi bañ na ko ñu bàyyi ko ensuite aussi bala ñuy dugg dans le vif du sujet xanaa bokk ak suñu mbokki africains yi nga xam ne aussi ñu ngi nekk Libye ci boppam ñu jël wax dëgg yàlla métti maanaam njaay doomu aadama ci boppam nekk ci loolu loo xam ne nii wax dëgg yàlla abolir nañ ko bu yàgg ñoom ñu tàmbaliwaat ko kon nag suñ borom mi nga xam ne moom mooy dimbali yal na leen génne ci jafe-jafe yooyu nga xam ne ci la ñu nekk donc comme ni ma ko waxee donc émission bi ci boppam damay def sa éditorial bi su ma noppee dinaa ko def ci wolof espace santé dana am aussi dinaa wax aussi ci lu jëm ci affaire dialogue bi woote bi nga xam ni kii nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom la dénk Sénégal woote na ko dinaa ci wax rajo Sénégal émergent naka la ko gisee ak li nga xam ni mën na ko cee apporter donc avec un esprit critique Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, braque un regard sur le magistère contesté du président Sall. Le président Sall a été élu, et bien élu, par plus de 65% des votants au soir du 25 mars à la présidentielle 2012. Et les Sénégalais, en cette période, emportés par l'euphorie, ont cru, l'euphorie de cette seconde alternance, ont cru
à tort ou à raison, leurs problèmes résolus pour de bon, ou du moins en quasi-totalité. Alors, aux premières lueurs, après son intronisation, il aurait été difficile, voire très difficile, d'imaginer, sous le magistère du président Sall, bien sûr, ces séquences, ces malaises qui écornent présentement l'image de la République. Hélas, l'impensable s'est produit. L'exécutif, en complicité avec le législatif et le judiciaire, rame à contre-courant d'un peuple innocent dont le seul tort est de rater le coche à l'entre-deux tours de la présidentielle 2012. Il aurait été difficile, voire très difficile, d'imaginer, sous le magistère du président Sall bien sûr, une désinvolture qui confine à la corruption allant dans le sens d'une clientèle politique. Il aurait été difficile, voire très difficile, sous le magistère du président Sall, dis-je, d'imaginer des pratiques corruptives hallucinantes avec la complicité des responsables APR pour tenter et molester la démocratie qui ne peut plus s'exprimer librement au Sénégal. Alors, l'APR a beau engloutir des transhumants dans sa besace, c'est une peine perdue. C'est un parti politique où l'eau coule de partout, qui cherche à tâtons, qui cherche aveuglément des communicants qui incarnent ou qui incarneront la parole et l'action présidentielle. Aussi, l'APR est une formation rodée aux querelles et aux invectives et qui ne sait plus où placer le curseur dans la perspective de la présidentielle 2012. Enfin, il aurait été difficile, voire très difficile, d'imaginer sous le magistère du président Sall, dis-je, l'échec de sa politique, en ce sens qu'elle profite plus aux Occidentaux qu'aux citoyens sénégalais. Ou s'agit-il de son incapacité à bien la maîtriser pour finalement bien l'incarner au profit exclusif des Sénégalais? Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, lance cette certitude en vérité absolue. Le président Sall doit, ipso facto, rectifier le tir en changeant de fusil d'épaule s'il veut obtenir démocratiquement un second mandat à la présidentielle 2019. Le chef de l'État fait présentement un pari risqué. Convaincu que les Sénégalais avancent dans la douleur, le président Sall est conscient qu'il a en face un peuple habitué plus au plan d'aide qu'au plan d'action. Monsieur le Président, c'est un tort. Vive le Sénégal uni et prospère, Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure. Donc sama mbokki auditeurs yi ma ñëw ci li nga xam ne moom laa doon wax léegi ci nasaraan firi leen ko maanaam moo di gis-gis bi nga xam ni Radio Sénégal émergent am na ko gis bi nga xam ni Radio Sénégal émergent noonu la gisee ni nga xam ni wax dëgg yàlla présentement moom la le président Sall yore noonu lay doxale son magistère. Ma déparé nag ni Radio Sénégal émergent gis-gis bi mu ci am ak ni mu koy waxe moo di kenn amul sikki sàkk ni le président Sall mars 2012 le 25 mars 2012 il a été bien élu maanaam fal nañ ko ci fal gu gën a rafet te li gën a am solo moo di lu ëpp maanaam plus de 65% des votants ci boppam jox nañ ko ci aw kartam muy lu rafet lool muy yaakaar naa ni une première ci alternance yi Sénégal yi nag li tax ñu defoon ko jàpp nañ ni day wax dëgg yàlla yaakaar ju rëy la te seeni rangooñ dana leen ko fompal te li fi nekkoon ñu ko doon jooytu loola dana dañ complètement bi nga xamante ni suñ borom subhanahu wa taala def na ñu teg ko ci xilaafa gi maanaam kenn mënul woon a jekki-jekki toog ni république bi day nii mu koy doxalee dana ko doxale noonu maanaam moo di lan ñun day dañ doon jooy naan nañuy def séparation des pouvoirs donc fii lañ daan toog bi ñu nekkee ci opposition bi ñun ñëpp ñu di ko wax
naan il faut séparation des pouvoirs pouvoir législatif bi ak pouvoir exécutif bi ak pouvoir judiciaire bi ci boppam ku ci nekk na nga am sa indépendance li nga xam ne jox nañ la ko nga liggéeyee ko ni nga ko war a liggéeyee mbetteel bi nag moo di exécutif bi ma ne exécutif moom mooy li nga xam ne moom la le président Sall yor lëng na ci wetu ndeyjoor gi législatif bi mooy li nga xam ne mooy côté député yi lëng ci aussi ci loxob càmmoñ bi li nga xam ni mooy judiciaire bi loolu kon jàpp nañ ni ay xarit lañu ñoo xam ne nii mën nañoo ànd di dem mais ànd boobu nag ñuy ànd di dem arrangé wul le peuple sénégalais parce que liberté bi ñu doon wax indépendance bi ñu doon wax kon du ci am te loolu arrangé wul peuple sénégalais moo tax ma wax baatum nasaraan ni complicité ci boppam am na ci biir loolu bi ma jógee foofu ci boppam ma ne am na loo xam ne nii xel mënu ko woon a xalaat mukk ni danañ jël ay danañ recruter moom laa ko mën a tuddee ay affaire u transhumant parce que ñun ñëpp dañu ko doon xeex bi ñu nekkee fii ci opposition bi ne loolu duut fi am mais li gën a doy kéemaan moo di ba ci le président Sall parce que ñu booba c'était le camarade Sall ñu nag moom ñoo nekkoon ci opposition bi et lii may wax nag je pèse bien mes mots képp koo xam ne nii bëgg nga maa am loo ci sikki sàkka wala loo ci weddi nee naa leen ñëwal rajo baa ngi nii sab rajo la donc dañ ko doon kaas ñun ñëpp waxtaan wax dëgg ca la le président Sall doon na fi def ay conseil des ministres décentralisé dem na Kaffrine saa bu noppee ci conseil des ministres décentralisé dana def xutba ni ilimaan di defee xutba maanaam moo di lan dana woo journaliste yi yépp ñu wër ko mu wax leen di nga xam ni loolu la loon def ak loolu la nar ci biir loolu nag la ñu araamaloon muy transhumance yi moom mu daganal ko foofa ca Kaffrine enregistrement yaa ngi fi nit ñaa ngi fi ñëpp dégg nañ ko donc loolu ci boppam képp ku ñu ne woon loolu dina am di wax dëgg yàlla duñu ko rafetlu ñaareelu fànn bi la neen di ci des moo di ñi nga xam ni ayibal nañ analyse réew mi ci boppam dëgg la ku ëyibal dañ laa war a teg ci yoon loolu moom mooy kii mais nag ki ëyibal ñu war laa teg ci yoon ba ñu teg la ci yoon ba pare nga wëlbatiku ni man kat ab transhumant laa léegi ñu ne fekk fiir gi jàpp na la moo xam fiiru ko les inspecteurs généraux d'état la moo xam fiiru OFNAC bi la fiir gi jàpp na la ñu ne nañ ko bàyyi yàllax bàyyi ko mu daal di dem parce que yor na dugg na ci mouvance présidentielle bi ñëw na ànd ak président Sall loolu ci boppam dadul yoon parce que alal ji ci boppam alalu Sénégal la jàppoon nañ ne day loolu ci boppam président Sall su fekkente ni toog na fi du dana fi jóge laneen li ci des moo di ñeneen ñi nga xam ni bokkuñu ci opposition bi wala nekk dañ leen di jël ni leen ràpp tëj ci kaso bi donc day daal di doon une justice à deux vitesses nit ki soo àndeek moom su fekkente ni bëgg nga ko lépp loo gis mu rafet mu wax ko nanga ko ci encouragé lépp loo gis aussi mu xam ne juumte la wala dugal nañ ko ci nanga ko wax ci boppam parce que ñoo àndaan ak moom di xeex kon nag suñu xeexee ba suñu borom subhanahu wa taala jaarale ko ci askan wi jox ko réew mi am na doxalin yoo xam ne ni ci boppam wërta nekk donc bu ma noppee ci affaire transhumant bi moo di am na leneen li ma wax maanaam réew mi ni muy doxee daanaka occidentaux yi su ma nee occidentaux yi mooy tubaab yi mooy nasaraan yi dafa mel ni ñoom ñooñu ci ëppale ci boppam parce que soo seetlee li nga xam ne ressources naturelles yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala jox nañu ko daanaka nasaraan yi teg nañ ci seen loxo parce que un terme de spoliation la ñu tudd spoliation nag moo di nga moom dara mu leew la doomu benn waay jógee fa la ñëw di ko coppet foqar ci ko jël loolu ci boppam moom mooy spoliation donc Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence mi ngi digal le président Sall parce que ku la ne sangul sabtaar la bëgg na ko digal na xoolaat aw tooginam na xoolaat ni muy doxalee su fekkente ni bëgg na baneen mandat deuxième mandat ci boppam parce que Sénégal yi day ñi ngi xool te dañoo daas fanaanal kon nag lépp loo xam ne nii ay njuumte la wala ñu ngi ko ciy dugal na fexe mu bàyyi ko te continuer liggéey waxuma la nag ni amul ay réalisation mi ngi góorgóorlu am na ay réalisation am na lu bari lu ma defar mais dafa am luy ñuul ci soow mi loolu yu ñuul ci soow mi nag mooy lu ñu loon xeex bi ñu nekkee ci opposition bi ñeneen ñi fi nekkoon doon ko def ñu ñëwaat di ko def kooku dafay mel ni fa ñoo teg askan wi ci boppam day wax dëgg yàlla rafetul te ëllëg ci si biir kat kon suñu leen nee deuxième mandat dañ naan ñu dox leen fële donc lii mooy li ma doon wax léegi ci nasaraan su ma noppee xam naa ni ce que je vais faire
dinaa dugal nuñ koy waxeeti dinaa dugal kii bi dinaa dugal espace santé bi su ma paree ci espace santé bi aussi ma wax affaire nuñ koy waxee ma wax affaire dialogue bi ci boppam dialogue bi nga xam ni moom la doon woote léegi ko donc ngeen jéggal ma ci kii technique boobu ci boppam donc comme je disais dinaa dugal léegi très rapidement élément kii bi laa doon bëgg a dugal élément bi ubbi espace santé bi ci boppam moom laa doon bëgg a dugal léegi mais élément bi ci boppam day déconné kon ma dem directement dans le vif du sujet la fois passée am na lu ñu doon waxtaane mooy affaire tension donc dañu koy continuer tey tension lan la waxoon naa leen ko ni leen kët doomu aadama bu nekk am nga tension parce que tension moom ku ko amul rek doo mën a dund xanaa kay wala fay wooyee noonu rek parce que lépp lu koy metti rek su xamul tur bi loola la koy tuddee su bopp bi dee metti mu ne man de damaa amee bopp su loxo bi dee metti mu ne man de damaa amee loxo su ndigg li dee metti mu ne man de damaa amee ndigg su bëñ bi dee metti mu ne man de damaa amee bëñ tension nag day loo xam ne nii mënta ñàkk ci doomu aadama xanaa li ñuy wax kañ moo di ndax normal na wala yéeg na wala wàcc na tension nag suñ ko dee wax dana am ñetti mbir yoo xam ne nii mënuñoo wax tension te tudduñu ko bu njëkk bi moo di ab xol maanaam xol mooy li ñuy wax le cœur cër la boo xam ne nii mi ngi ci biir dënn bi ci wetu càmmoñ bi soo jëlee sa loxo sax teg ko ci da nga dégg mu naan tell ci suufu ween wi ci càmmoñ parce que ab pompe la boo xam ne nii daanaka 15 centimètres la 325 grammes lay peese waaye nag organe vital la lan mooy organe vital mooy organe boo xam ne nii mënta ñàkk ci doomu aadama parce que mën ngaa ñàkk benn bët te tuddee ngay dund mën ngaa ñàkk say bëñ te du dee ngay dund mën ngaa tëx te du dee ngay dund mën ngaa ñàkkub loxo te du dee ngay dund mën ngaa ñàkkub tànk te du dee ngay dund lii nag moom ku ko ñàkk moom dootoo mën a dund parce que pompe la boo xam ne nii moom mooy doxal circulation bi bon ginnaaw cër bu njëkk boobu am na leneen du ci topp maanaam muy li ñuy wax deret yi parce que deret mënta ñàkk deret moo di lan liquide la boo xam ni dafa am ay éléments yuy dundal yaram wi ba pare aussi am oxygène ci biir oxygène bi ci boppam mais nag ci fan lay jaar am na ay tuyaux am na ay raakoolu yu muy jaar yoo xam ne ni ñu ngi ko tuddee artère pour muy wër di jariñ ñu ngi tuddati bi yëpp di jariñ yaram wi yëpp daal donc pompe boobu day continuer di pomper deret ji ci boppam di ko propulsé di ko nu mu tuddati kon tension lan la mooy su fekkente ni dañ koy firi dañ koy définir moo di force doole ji nga xam ni pompe bi moom lay pomper deret ji ci boppam di dugg di riisu ci artères yi maanaam di riisu ci raakool yi doole boobu muy dawee loolu ci boppam moom mooy tension ni ma leen ko mën a wolofal rek moo di mi mel ni nga tegu ci ab highway di dawal sooy dawal nag dafay am speed limite am na foo xam ne nii waroo koo weesu parce que yaa ngi ci highway bi su ëppee am na excès de vitesse speeding la su fekkente ni aussi wàcc na lool du baax parce que ni ngay raame ci highway yaa ngay gérer circulation bi ca sa gannaaw am na foo mën a yem chiffre yooyu mu mën a yem nag chiffre normal yooyu ci boppam moom la ñuy wax les chiffres tensionnels yi nga xam ni moom mooy chiffre bu normal bi donc su fekkente ni nag doole yi bari na xamal ne kon cœur bi c'est sollicité liñ koy kii bari na lool liñ koy laaj bari na lool ci boppam loolu ci boppam moom mooy waral tension bi di yéeg ñu naan tension yéeg na organisation mondiale de la santé dafa am ay chiffres yu mu joxe nee na 14,9 su ma nee 14,9 nag c'est pas parce que ku amul 14,9 rek normalul mën naa doon 14,50 mën naa doon 13 ainsi de suite ça dépend ci nit ki ci boppam su ma joxee chiffre 14 bi nag c'est parce que centimètre de mercure la su dee fii réew mu mel nii ñu nekk ñoom en millimètre de mercure la ñuy wax 14 bi dañ ciy yokk 0 muy 140 9 bi ñu yokk ci 0 parce que dañ koy convertir en millimètre muy 90 muy 140 sur 90 nu ñuy vérifier tension nag toujours suñu koy vérifier ki koy seet na noppalu parce que soo noppaluwul soo dawee ay xel yu baree bare soo ñëwee tension bi dana yéeg te dana la ne am nga tension te fekk amoo ko soo lekkee ba suur di digérer yaa ngi jeex di suur xamal ni suñ la jëlee la tension bi fi saasee dana yéeg te su boobaa itam xamal ni du hypertension du tension bu nu mu tuddati parce que digestion bi ci boppam moo waral loolu xamal ni sooy jëm mag
par exemple aussi sa tension dafay yéeg ci boppam stress soo ko amee jaaxle wala yu demee noonu émotion sa tension mën naa yéeg ci boppam donc rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence mi ngi leen di baaxi mandarga yi nga xam ne kat soo ko gisee ci saw yaram ne lagg gaaw daal di seeti sa docteur saa boo xëyee suba teel toujours nga yewwoo bopp buy metti genn wàllu bopp bi di metti soo naanee aspro du tax mu sedd mbaa su seddee itam day seddu tuuti rek daal di tàmbaliwaat benn ñaareel ba foqal seen ñaareelu baaraam ngay miir ci boppam di miir booleeg bopp buy metti wax naa leen ko foqal sa ñetteelu baaraam say nopp di riir di yuuxu kat ngay dégg muy yuuxu leneen li ci des foqal sa ñeenteelu baaraam ngay gis kat sa xool yaa ngi xool kat mi ngi mel ni ay weñ a ngi ci sa kanam di naaw te fekk dara du ay weñ ci boppam fekk bët yi ñoo am trouble ci boppam wala nga jékki-jékki aussi di boori kat loolu su fekkente ne gis nga ko xamal ni kat dawal di seeti sa docteur wala nga seet fu ñu la seetale sa tension fekk nga noppalu ba pare parce que dañ la naan toogal wala tëddal ba nga noppalu ba pare ñu soog la koo seetal rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence am na nag beneen tension boo xam ne nii c'est asymptomatique doo ko yëg moo tax ñu tudde ko le tueur silencieux saa bu jékki-jékki rek daaneel am complication rek mooy li ñuy wax accident inaugural de la maladie mooy inauguré maladie bi fekk nekkoon na ci yow te xamoo ko woon moo tax très souvent saa boo toogee ab diir na nga vérifier sa tension maa nga jënd appareil bi de temps en temps nga vérifier sa bopp parce que mën naa jur ay musiba mi mu jur mooy li ñuy wax stroke maanaam AVC moom la français yi di wax accident vasculaire cérébral fekk ci yuur gi la dana am vaisseau bu pété ci yuur bi ci boppam nga xam ne foofa duutu am maanaam deret ji duutu fa circuler normalement mu indi benn paralysie ci genn wetu koor gi su fekkente ni ci kaw yuur gi la ci wetu ndeyjoor gi la ci boppam fa la ëyëbal ci wetu ndeyjoor gi ci yuur gi xamal ne wetu càmmoñ bi mooy paralysé su fekkente ne nag ci wetu càmmoñ bi ci boppam la ëyëbal xamal ne wetu ndeyjoor gi moom mooy paralysé ginnaaw loolu aussi rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence itam di leen wax ni mën na indi complication ci xol bi nga xam ne li ñuy wax infarctus du myocarde nga xam ne day am sidit goo xam ne nii rek day jekki-jekki bloqué ci boppam ci cœur bi ci myocarde bi mooy muscle cœur bi nga xam ne foofa duutu dund parce que nee naa leen raakool bi ci boppam ba waroon a dundal côté booba ci kër bi yàqu na kon foofa duutu am vascularisation duutu am deret mu am une nécrose mooy li ñuy wax infarctus du myocarde le plus souvent suñ ci gaawul ci boppam musiba dana am parce que dañ naan moom de dafa sëggoon di julli rek si giwul moom day fi mu toogoon ci douche bi rek la doon sangu rek daal di tëdd moom day da doon dox ba mu yàgg rek foofa lañ ko fekk mu daanu c'est parce que mooy li ñuy wax un tueur silencieux musiba la day rey et silencieux dafa jama kenn du yëg day jékki-jékki rek ni tëll donc am na laneen aussi mën naa dem ci réño yi foofu aussi mën na indi li ñuy wax insuffisance cardiaque maanaam astaghfirullah azim mën na indi insuffisance rénale mooy ñi nga xam ne dañ leen di indil ay affaire dialyse ak yu demee noonu am na laneen aussi loo xam ne ni sa ngóor a mën naa wàññeeku complètement loolu aussi complication la boo xam ne ni baaxul te soo watuwul rek su fekkente ni teeloo cee jóg ci room bi ngay fanaan dootoo tëdd ci kaw lal bi ci suuf ngay tëdd donc rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence mi ngi conseiller boppam di leen conseiller ñuy xool suñu régime di xool li ñuy lekk xorom yu bari nañu ko wàññi ci boppam parce que xorom ci boppam kat c'est un mal nécessaire baax na de yaram bi soxla na ko waaye bu mu ëpp parce que du ëpp tuuru nañuy wàññi diwlin yu bari yi aussi dëgg la diwlin aussi baax na yaram bi soxla na ko mais su ëppee du baax parce que du ëpp tuuru ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo aw ñoll mooy sàngara nañu ko bàyyi mbaa su fekkee bàyyi wuñ ko aussi nañu ko wàññi ci boppam ak ñi nga xam ni dañuy utiliser cigarette parce que suñ nee cigarette parce que dafay def li ñuy wax artériosclérose nicotine bi ci boppam dafa am ay plaques yu muy formé ci sidid yi maanaam raakool yi nga xam ne moom mooy distribuer ci deret yi parce que leen nee naa leen tension ñett ko seq bu ci feebar rek mu feeñ ci tension bi sidid ji deret ji ak xol bi donc artériosclérose la ay plaques yoo xam ne nii ci sidid yi la ñuy nekk ci boppam loolu baaxul ñi nga xam ne aussi dañoo wan na aw lor nañuy dem di vérifier seen tension souvent pour ñu ban di am li ñuy wax une éclampsie mooy crise yi nga xam ne jigéen ñu wérul yi dañ koy am soit suñuy accoucher wala suñu accoucher ba pare rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence mi ngi leen di fàttali aussi ngeen bàyyi xel leen tension ci boppam dafa xaritoo ak diabète su tension bi njëkkee ci yaram wi dana lalal lal bi diabète di ko xaar su diabète njëkkee ci yaram wi dana lalal tension bi lal bi di ko xaar
yow mi nga xam ne nag yaay jara ji fexeel nga naxanteeg ñoom bi moo di seetal li tension bi bëgg nga bëggale ko seetal li tension bi bañ nga bañ le ko seetal li diabète bi bëgg nga bëggale ko seetal li mu bañ nga bañ le ko rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence day lii la amoon tey di leen ko indi mi ngi ñaan suñ borom subhanahu wa taala képp koo xam ne nii rek wax dëgg yàlla feebar nga suñ borom day moom mooy faj yàlla na la faj ba nga xam ni wax dëgg yàlla dara duutu la jot képp koo xam ne nii aussi wax dëgg yàlla jàpp nga ni dara jotu la aussi suñ borom mi nga xam ni moom mooy aar yàlla na la aar aussi ba nga xam ni wax dëgg yàlla day dara du la mën a jot kon nag lii la ñu amoon ci espace santé bi tey parce que xam naa ni temps bi li ñu desee bariwul te il faut ma dugg ci beneen rubrique bi nga xam ni woote bi nga xam ni le président de la république moo koy woote jaarale ko ci ministre de l'intérieur bi ci boppam il faut aussi ma wax ci loolu donc li mooy nu mu tuddati bi li mooy première partie bi donc ma dugg très rapidement sur les publicités fi may commencer rek mooy xàllu 116 bi xàllu yi moom mënuma koo woon ginnaaw ndax am na restaurant bu fa nekk bu ñuy wax Pikine African restaurant man de damaa jaaxle lool parce que restaurant la boo xam ne nii doy na kéemaan kenn mënu faa romb ca xàll wa te doo dugg ci biir la fay xeeñ neex na lool macha allah am na ñoo xam ne nii sax dañuy rusa dugg seeni siis la ñuy jël teg ko ci kii bi def ko grand place foofu ñii ñu ngi koy jël wéer ko ci ñii ñu ngi jàkkaarloog moom pour xeet gu neex gi ci boppam du leen dugg loolu doy na kéemaan baneen yoon nag dinaa dévoiler dinaa wax ñi nga xam ne sant yi ñi nga xam ne ñoom ñoo fay toog joxe seeni sant su fekkee ay njaay la njóobeen yi dana leen summi su dee ay njóob la njaayeen yi dana leen summi su dee saar la nu mu tuddati saar xam naa ni saar ak may dégg caameen yi aussi dana leen summi loolu yëpp dinaa ci dikk xam naa ni bu baneen yoonee man daal dugg naa ci biir aw ma lu ma ciy rus wax dëgg yàlla maa ngi fa fekk day palaa yu judduy ba mu fees dell ma ni leen mais vous là lan mooy seen sant ñu ne ma saf bay sapaaral maa ngi fekk clients yi kat ñu ngi civilisé ñoom ay gan la ñuy doon parce que vraiment restaurant bi c'est le meilleur service te et puis très très propre ma wëlbatiku ci sama wetu càmmoñ juus yaa nga fa fees dell ma ne leen waaw yéen lu ngeen di def nii lu xew nii ñu ne dañ leen a piné parce que ça c'est bien fait pour vous ñu ne ma non tonton parce que dañoo defar ba ñu neex ñu boole ñu ak ñu tëj ñu ci fii pour ñu seddu guy di leen fi xaar jox leen ma seeni numéro téléphone ku nekk ñu ni soxla wuñ ko de ñun parce que benn ligne dongo lañ am muy 646 922 70 15 ma jóge fa nag mëndooy ci boppam parce que mi ngi sell yëf yaa ngi bëgg a jeex nag gaaw leen njëgu Bambey la tur te teew képp koo xam ne nii dem nga computer yaa nga fa téléphone yaa nga fa ngir yàlla dem leen bala muy jeex bu leen ko waaj njëgu caapi lay doon tuute teew te sukku fay lay doon loo am computer loo am téléphone leneen li ci des moo di jaaxal na ma nooy tëddee fii jàkkaarloog sa waa kër ya nekk Sénégal que bëgg a dugg yow yaa koy ubbil ba ndooy nee na da lay monteelu système boo xam ne nii da nga naan nooc ab butoñ buntu ba ni kàccet daal di ubbeeku loolu jaaxal na ma lool li may wax nag ko am lu ciy sikki sàkk solal sa daal dem ci xàllu 116 247 ci xàllu 116 ci boppam ma nga dend ak soppe Cheikhul Khadim wala soo taayee lee jëlal sa téléphone 718 807 92 39 wala 917 334 60 99 bu leen fàtte nag Pikine Diaspora rajo muy la rajo citoyen modèle nga xam ni mooy rajo yi nga xam ni man moo ma formé dama leen koy wax de képp ku bëgg formation wala buzz bi nga xam ne rajo Sénégal émergent am na ko dem leen midi dimanche bu nekk li ko commencé midi ba num tuddati li ko commencé midi ba 4 heures su ngeen demee boroomi xam-xam la monsieur Sène fa nekk Modou Sène di liggéey bu am solo lool féeteewul opposition féeteewul pouvoir Sénégal la ko tax a jóg lépp loo xam ne ni luy arrangé Sénégal la ma nga fa ngir yàlla dee leen ko déglu bi yéen borom rajo yi itam dee leen ko déglu bu leen rus dem leen dugg leen wax leen man ni daan nañ ma fa invité fi mu nekk nii donc su ma fa jógee ci boppam Adja Khadifu distributeur muy sama store moom mburu maa nga tàng jër ñu ngi ko def ci kees goo xam ne nii vert la ak ñeema nga ñu wekk ca jëlal ñeem nga ci boppam keppal ci mburu mi dugalal ci enveloppe nag doo ko yóbbu poste office de sa kër nga koy yóbbu soo noppee xattal bi kul ci sa wetu nday joor ndawal yaa nga fa yàpp ganaar yàpp xar yàpp bëy yàpp nag bopp yeeg lépp nga ci biir
bu leen rus fasante leen ak yàpp yi kóllëre soo gisee loo bëgg fasanteel ak moom kóllëre bu leen am lu ngeen ci rus ak ndawal ñëpp ko bëgg lenn daal maa ngi leen koy ñaan fu ma toll mënumaa def publicité bi ba pare di leen ci njëkk ngir yàlla su ngeen demee laajte leen xar mu jaasir su ngeen duggee xar mu jaasir ci boppam ñu jox leen ko su ngeen ko bëggul man jaayaale leen ma ko du ngeen ma ko jaaye woo leen ma 646 578 0678 646 578 0678 fu ngeen nekk ma fekk la fa fekk leen fa gàddu xar bi jël yóbbu te kat fenn laa koy yóbbu place bi jenn la sant muy 111 sama kër rakk nga xam ne dégg nga maam soxna si moom macha allah man day defe naa togg moom moo ko fi man ci New York yàlla na ko yàlla nu mu tuddati aar borom këram aaru njabootam su ma fa jógee nag ci boppam wax dëgg yàlla am na leneen lu des loo xam ne nii lu am solo la di leen ci bàyyi xel ma dugg nag ci sama menuisier bi ci boppam menuisier métallique bi ci boppam nga xam ne képp kuy def affaire weñ fii ci dëkk bi moo la fi man te kat li gën a am solo moo di mi ngi tudd Fati ci boppam Abdou Fati te soo demee lépp loo xam ne nii weñ la mu nekk ci sa kër soo demee dana la ko liggéey bu rafet te ragal na yàlla lool moo tax benn njëg gu yomb la koy def ñaar aussi dana ko fi liggéey bu sell li nga dàq ci woon mu jëm àll dàqal mu jëm kër am nañ fi mbokk mu fi nekk mën na ko jël leen téléphone bi 917 478 91 75 wala ngeen wooma ku ci amub liggéey jox ma ko soo ma ko joxee man dinaa ko yóbbu ci moom jaral na ma ko 646 578 0678 mooy sama numéro téléphone sëñ Mokhtar Mbacke aussi mi ngi ci xàllu 116 jusqu'à présent sëñ Mokhtar dénkoom dégg nga maam yor yére yoo xam ne ni yu mucc ayib la ci boppam waa màggal gi jënd nañ ci ba noppi waa gàmmu gi ay ci jënd leen ci ay yére la yoo xam ne nii macha allah day képp ku ko sol xew woo jëm ci boppam soo demee dana ndax xoolaat kon nag te lépp ma yomb wax dëgg yàlla kon nag jëm leen woo leen ko 917 723 37 93 muy Serigne Mokhtar Mbacke di borom xol bu rafet lool macha allah yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér gi yaram bu leen fàtte jox numéro téléphone bi 917 723 37 93 donc bu leen fàtte aussi Cheikh Ahmed Tidiane Niass nga xam ni su fekkee am nga looy ñaanlu soo demee demal seeti ko su àndee ak ndogalu yàlla bi de parce que yàlla mooy nangu yàlla mooy bañ su ngeen demee seeti ko su àndee ndogalu yàlla bi ci boppam wax dëgg yàlla day insha allahu rabbi sa soxla dana faju ma nekk ci xàllu sens bi ba tey nag ñëw ba ci kër Kumba nag restaurant man de jaaxle naa tell ma ni waaw fii de moom kër por mbokk la naa dugg mbaa jàmm la man daal maa ngi dugg teewoo coow laa ngi mel ni tulleeg màll tell li tax nag ma xam ne jàmmal la seen gémmiñ yaa ngi neen batt taq ripp ceeb taq diwlin ña ngay xaqataay nag tegal xaqataay bi suñ ci yemoon sax bu baax ña ngay xaqataay ba yëkkati seenu tànk ñaanaan waaw man ñii su ma fi ñëwee restaurant kër Kumba ceebee tax ma ñëw waaw ñii ni xoolal maafe bi ñu togg ba mu xedd yéen ñi xanaa gisu leen supp kànje bi ñeen ni xanaa xoolu leen dibi ji ak nu mu tuddati te li ma jaaxal nag man daal jaaxal na ma te képp ku fa dugg lekk ba suur sooy génn di taxamti ko ba ci man mi man de jaaxal na ma lool mi ngi ci xàllu sens yi su ngeen demee di ngeen ko fekk fu wala su ngeen taayeelee oda leen donc 212 866 39 00 waaye nag mënuñoo wax dara te nag waxuñu wér gi yaram African Services Committee nga xam ne dénkoom dégg nga maam yéen xam ngeen hépatite ni mu mel muy feebar bu jama-jama boo xam ne nii resu ci boppam lay fadd waay borom ku dur làkk te suñu mbokk nga fa muy Daouda Ndiaye yow soo demee danan la seetal su fekkente ni seetal nañ la ko kat nga xam ni feebaru jàngoro baa ngi ci yow danañ la yóbbu hôpital ci sutura te doo ci fay dara soo demee ñu faj la su fekkente ni seet nañ la aussi defan nañ la test bi te dara nekku ci waay dañ lay nu mu tuddati dañ lay aar maanaam dañ lay ñekk suñ la ñàkkee ci boppam dana tax yow feebar bi du la mën a dugg kon nag képp ku dib africain te nga nekk fi ak koo mën a doon ak statut boo mën a yor demal ñu seet parce que kat feebar seetu ci mag seetu ci gone seetu ci sëriñ seetu ci kat kii lii lay liggéey wala lii dégg ngeen lii ma leen wax nii leen caw daal di dem ci nu mu tuddati rek xàllu 127 bee ci boppam numéro building bi 449 la su ngeen demee di ngeen fa fekk kat suñu mag Daouda Ndiaye ci boppam wala su ngeen ko fa fekkul di ngeen fa fekk équipe bi ci boppam numéro te kat day ubbi alterné ba ajjuma di ko commencé 9h ci suba ba 5h ci ngoon numéro téléphone bi muy 222 38 82 donc ma dugg aussi très rapidement xam naa ni soufflé wu ma dama condensé lépp ci boppam li ma doon wax léegi ci affaire dialogue bi nga xam ne le président de la république moom moo ko woote
su fekkente ni jaar na ci yoon muy lu ñu war a rafetlu parce que jàmm ci boppam moo yore am réew te pouvoir bi mënuñoo dem ñoom kese te ànduñu opposition bi aussi mënuñoo dem te amul pouvoir kon nag jàpp naa ñoom ñëpp pouvoir ko opposition Sénégal moo leen war a ñor kon lépp loo xam ne ni ñi ngi koy def rek nañu xool na doon méngoo ak intérêt supérieur de la nation intérêt Sénégal woote na ko nag par le canal du ministre de l'Intérieur mais ba fi mu nekk nii opposition radicale nag laay wax opposition radicale bi day am na ci ñoo xam ne nii dañuy lànka kandaare ba tëdd ca naajoo faste ay yoxo ñii nii su fekkente ni amuñu lu ñu leer ci Karim Wade mu dellu si pour mën a présenter wu ñoo lànka kandaare duñu bokk ñeneen ñi aussi ni ñoo lànka kandaare duñu bokk kat su fekkente ni kat Khalifa Ababacar Sall ci boppam kat yeewiwuñu ko parce que député la wax dëgg yàlla député boo xam ne nii aussi siège ama nga fa di ko xaar muy siège bu vide te nee nañ kat suñu ko bàyyiwul dunum tuddati duñ mën a wuy ji donc ñoom préalable yooyu la ñu posé man nag li ma leen di wax rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence ñooñu ci boppam ñi ngi juum parce que am na ñooñu ñu wax day lu am solo la mais am na aussi leneen lu am solo lu nekk ci wet gi loo xam ne ni war dañ koo sóoraale bàyyi xel ëllëg ci si biir benn nañu seet nettali bi parce que kilifa yi diine yëpp woote nañu jàmm te ëllëg ki si biir kat exécutif bi dana ni kat woowoon nañ leen yéen a lànk kandaare ba tëdd ci nu mu tuddati keroog layoo yey moo dàq kon nag muy benn ñaareelu fànn bi aussi préalable yooyu ñu posé dañ ko war a teggi ci sama xalaatu bopp ci rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence parce que dafa am ay questions yu am solo barki démb la ñuy jógee ci élection législative yi te ñëpp kat ku wax ak dëgg te yàlla tax xam nga ni élection législative yi amoon na ay gàllankoor yu bare ma jàpp ne nag su le président de la république wootee opposition bi war nañ profito ci loolu pour mën a dem régler quelques questions parce que suñ ko fi bàyyee kat présidentielle yaa ngi ñëw te reer guddi la waaye bëccëg lañ koy toppatoo de bon benn ci boppam lu njëkk bi nañu dem ñu lëñbët fichier électoral bi xoolaat ko man de wax dëgg yàlla président maa ngi ci APR maa ngi ci mouvance bi président Sall laa àndal mais nag li gën a am solo moo di Sénégal ci boppam moom ma ñor parce que su ma sañoon li ñuy doxal nañ ko jaarale ci yoon kat pour ëllëg ci si biir Sénégal mën a nekk référence bon donc ñu lëñ bët ko xool ko ñaareelu fànn bi carte d'identité yi nga xam ne réer nañu mes aussi nañu ko lijjanti ça fait plus de 1 million et quelque nañu fexe ñu lijjanti carte d'identité yooyu ba nga xam ne aussi ñooñu danañ mën a présenté wu ñu nu mu tuddati waat ko ensuite na opposition bi wuy ji li tax ñu war a wuy ji suñu demee danañ mën a kaas seen respect seen i droit ak seen liberté de parole waaye nag ci biir loolu aussi nee naa leen nañuy woddu kaddu yi ci boppam parce que kooko fa toog nañu xool institution yi suñu borom subhanahu wa taala moo ko fa te kat article 80 baa ngi mu ngegenaayoo de kon day bàyyi leen xel ci loolu ensuite am na leneen dem leen wuy ji su ngeen demee aussi ñu jéem a xoolaat Sénat bi mooy commission électorale bii nga xam ni nationale nga xam ni moo yore affaire élection yi nga xool élection yi ñu jóge bërki démb muy élection député yi moom spectateur la daanaka dafa demoon di seetaan da doon seetaan te dafa war a nekk acteur boo xam ne ni day veiller di sàmm mbir mi processus bi li ko commencé ci njëlbeen gi ba ci fin bi mais daanaka dafa nekk ab sàmm la seetaankat la doonoon nañu dem suñ demee ñu kaas loolu donte dañ koy soppi ñu war a wutaat leneen ñaareelu fànn bi nga xam ne jar nañu war a dem ci boppam moo di affaire CNRA bi nga xam ne mooy conseil national de régulation de l'audiovisuel gis ngeen ko ci affaire élection législative yi te dadul yoon parce que le président de la république l'exécutif yoonam nekkul ci élection législative te la RTS doon na ci profiter di génne ay mbir yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ça va dans le sens du pouvoir te loolu aussi dadul yoon ci boppam waxtaan wax dëgg ca la président de la république yoonam nekkul ci ay élection législative d'ailleurs article 34 constitution bi moom moo ko tere kon nag loolu lu jar a bàyyi xel la ensuite
am na ku nekk ci ligne bi léegi mais il est reparti maa ngi ubbi fi mu nekk nii ligne bi wax naa leen ko léegi nee naa leen élection législative bi ci boppam am na ay dysfonctionnement yu grave yoo xam ne nii jar nañu xoolaat ko affaire ministre de l'intérieur bi ci boppam dem leen ngeen gën koo kaas ngeen koo feddali na wut kaneen koo xam ne nii il est apolitique nga xam ni danañ ko fa mën a teg muy une personnalité boo xam ne du am benn coloration politique mu nekk foofa nekk le ministre de l'intérieur wala su fekkente ne dafa wóolu kii fi nekk nañu soppi mbir yi wutaat beneen institution créer beneen institution koo xam ne ni kañ fay teg ci boppam muy régulariser di yore affaire élection yi moom itam kooka du ba am benn coloration politique nañ ko loolu rek jar na wuy ji Radio Sénégal émergent daal la voix de l'émergence lim leen di digal di ko digal opposition bi ci boppam moo di concertation ci boppam lu am solo la mënte ñoo def concertation nag te ñu gën a am maanaa ci kujje politique bi aussi demuñu kon su ngeen demul day yéen a ngi ci njuumte lu rëy kon nag dialogue day baax na ndax ëllëg ci si biir suñ borom subhanahu wa taala dana indi rek jàmm ci réew mi su fekkente ne nag demul leen ci boppam am na lu olof Njaay wax de ku ndóbin rey sa maam day soo gisee lu ñuul daw élection législative yi gis ngeen ko ni mu demee su ngeen demul pour ñu soppi yi ba defaraat ko day présidentielle yaa ngi ni di ñëw daanaka dans quelques mois ci boppam la su ngeen demul nag wax dëgg yàlla day moytuwul ñu dindi lii dana leen fi dumaati duma yoo xam ne nii day ña doon seetaan dañuy bori de kon nag Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence lii la leen doon digal am na ku nekk ci ligne bi Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence sëñ bi bismillah ñu ngi lay tatagal Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence ñu ngi lay tatagal sëñ bi bismillah donc moom dafa mel ni dafa woote te nu mu tuddatiwul dafa woote te suivrul donc daal li ma doon wax rek moo nekk noonu dialogue yi ci boppam dafa baax mais su fekkente ni opposition radicale bi ci boppam day dimuñu ëllëg ci si biir lu xew danañ ko gis Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. asalaamaaleykum sëñ Ama ñu ngi lay nuyu di rafetlu waxtaan wi am na solo lool. merci beaucoup. li nga wax dëgg la man àdduma ak président mais opposition bi jàpp naa ne. war nañoo mën a wuy ji ministre intérieur. kaas seen ay doléances wax li ñu bëgg lépp. exactement. bu dee mënuñ coo juboo. léegi sax mooy mbedd mi nag. parce que président bi aussi neexul a wóolu. waaw mais nañu dem rek xam nga sëñ bi. ma ne. ku la woo dina la wax wala mu jox la te ëllëg ci si biir suñuy layoo yay moo dàq. kon su fekkee ni demuñu wuy ji nañ dem daal wuy ji parce que fichier électoral aussi ñoom ñëpp war nañoo xam li ci nekk. wax naa ko léegi kuy bañ ko teel dafa am daa am looy làkk daa am loo àcc ci kaw. dëgg la am na ku fekkee président amul lenn lu muy làkk ci fichier bi war naa mën a bàyyi opposition bi ñu audité ko. exactement loolu lépp laa wax nag mais suñu demul nag ay ils seront les perdants xaaral ma seet kii nekk ci ligne bi dafa bëri. merci jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullah Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence ñu ngi lay tatagal bismillah. waaleykum salaam wa rahmatullah Alaaji Amar ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëriñ bi. di la ziare bu baax. yàlla nangu ziar kooku Mbuub. waaw Mbuub la tey. bismillah. da nga am baat boo wax léegi de da ngaa wax ne. ku ndëbën rey sa maam boo séenee lu ñuul da ngaa war a daw. tigi maa ko wax te ma endossé responsabilité bi. lu ma ci jógee gar moo tax nag ma bëggoon a dugal ma nit sama xalaat foofu. bismillah rapidement am na keneen ku ne ci ligne bi bismillah. waaw ndax élection yu njëkk yi nga xam ne mooy référendum yi ak yi passé yépp. benn bu ci ne. dafa woote. ba mu wootee ñu wuy ji ko. te wuy ji woon ba ñu wuy ji woon amul benn solution. te ay boroomi xam-xam ñoo demoon wuy ji ko. dëgg la. mënoo nag opposant bu nekk Sénégal nga jàpp ko tëj ko ngir politique. ba pare bu élection yi ñëwee ngay woote waat encore ngir bëggaat deuxième mandat wala noo mën a fexe ba jàll ci élection yi kooku ay naxaate la moo tax gars yi bañ. waaw mais nag gis nga sëñ Mbuub. waaw. man de su ma ci bokkoon su doon mën a dinaa dem wuy ji parce que ku la woo dana la wax wala mu jox te ëllëg ci si biir suñu wuy jiwul lu mën a am peuple bi mën nañoo la donte kilifa yi diine yi ci boppam nee nañ toog leen waxtaan yàlla indi jàmm nañu dem rek wuy ji nañ def seen waru. kilifa yi yàgg nañoo wax te bu ñu waxee da nga du faj dara bañ ca bañukaay ba dañu bañ léegi bu ñu dem ba am seen position bi tax ñu bañ a dem. baax la man loolu laa d'accord. waaw kay jërëjëf kooku sa xalaat merci Amar merci jërëjëf ñi ngi respecté sa position maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp.